consultation gratuite yi faj leen. te loolu yëpp yéen yaa seen xaalis a jógee. voilà sunu xaalis. tàll leen seen loxo kenn. tàllalaguñu sunu loxo kenn. bon c'est vrai que woote neen ay ndimbal mais pour ñun tey ndimbal lañ ci fekkee loxoy borom. mais pour man sax yéen war leen woote ndimbal xam nga lu tax. parce que li nga wax ni sàmm dafa am solo mooy ñun ñu jóg pour defar te yaakaaruñu ci kenn ku dul ñun ak yàlla. ñu demee rek ñun li ñu am xam nga 2000 francs par mois. ku waxal yàlla rek yomb na yàlla ñeenti téeméer. léegi loolu amaana bu ñu koy dajale yàlla mun na ko barkeel. mais surtout nga gëm sa bopp gëm ni que yow mën nga defaral sa bopp. doo ñaan kenn doo laaj kenn. loolu dafa bokk ci sagu doomu aadama ak lu koy jëmee kanam. loolu am na solo Samba mais Fallou yow suñ lay laaj suñ réew mi yow ci sa jàngat lan moo tax ba léegi suqalikuwul nekkul réew mu développé lan ngay wax. man moom li may njëkk a jiital ci doomu aadama c'est-à-dire wala maa jëm ci réew mi de façon générale ñu yem ci ñun doomu aadama ba pare dañoo war a am ni naan yar ak teggin. amuñu yar ak teggin. maanaam buñ ko amee tamit sax farataaluñ ko. maanaam wonewuñ ko suñuy doxalin ak suñuy jëfin ak jëflante yi sax dalay wan ni que genre yar ak teggin bi bu amee tamit des na. ci li ma gëm. yaram teggin si wàllu si yan fànn yow nga gis ni que fii ñun Sénégal wanewuñ si yar ak teggin. gis nga ci jëflante sax diggante doomu aadama ak dangay xool tali bi rek li may wax ni bi may ñëw rek laa mujjee am lu ma leer ki la si gën a rëy la oto wala ki la si ëpp oto. dala koy won ci biir tali ci kaw tali bi. yow mi piéton bi nga xamante ni xam nga ni ko fii nga war a jaar sax jéggi. bu sa heure jéggi jotee. oto bi bu fekk moom borom oto bi bu fekkante ni ki danaan piéton la naxaar day dox rek naxaar damay dem ba pare bu mu soo ko jéggi. te piéton bee waroon jàll par exemple passage clouté yi mais Fallou li nga wax mais lu wér la man léegi damay ñëw di jéggi si passage clouté mais oto di ñëw du la may. ba pare da si boole di kaas naan lu tax ngay jaar da nga war a taxaw ba xaar ba mu jàll ba pare. mais Fallou est-ce que loolu li ko waral mooy ñun passage clouté yi dañu jékki-jékki rek gis ko si tali yi mais kenn yaruñu si nan lañ ko war a jëfandikoo. mais xëy na loolu mën naa ko nangul ñi nga xam ñooy dox peut-être mën nañoo bañ a. waaw loolu ànd naa mais kuy dem ba naan day dawal. dëgg la xam ne waaw code de la route bi cëpp ci kaw passage clouté da nga war a taxaw. ak loo mënti yàkkamti loolu lu wér la. boo ko defee tamit la moindre des choses mooy nga ñaan ko ne ko baal ma kat damaa xaw a yàkkamti waaye dañuy jàll ba pare di saaga. parce que yow yaa da nga war loolu da nga koy jàng balaa ngay dawal. mais ñu bëri tam ni ñuy amee seen permis jànguñu yooyu. loolu tamit ci responsabilité soit état bi la wala auto école. dëgg la. wala kii délivrer permis mën na su ma dikk état bi la. parce que léegi ñun boo xoolee keroog Ousmane Dione mi toppatoo sécurité routière daf ko fa ne ñun ñi ëpp si ñun dañuy déplacer oto mais duñu dawal oto. te bu ñuy jàng dañuy jàng rek pour am permis mais jànguñu pour ne am dawalu sécurité ci kaw tali. donc Fall bi nga njëkk a jàpp bi nga mooy yar ak teggin. te loolu dafa war doomu aadama la ko war di am di ko jiital fépp fu mu nekk. parce que réew yi nga xam ne dañuy développé. Fall pour dëggal la. réew yooyu boo fa demee si biti da ngay gis nit ñi ànd ak yar ak teggin. te gis nga ñooñu du caagin ni sax ni dañu dem ci ay daara muy nekk daara nasaraan muy daara alxuraan di ko jàngee. mais société bi wala état bi ci boppam mooy définir mooy teg ay chartes yoo xamante ni noo mën a mel foo mënti nekk da ngay respecté chartes. parce que xel xalaatul nga dem Japon gis japonais buy saw si mbedd mi. xalaat wala mu lekk banaanaam sànni ko si mbedd mi. parce que même boo ko defee tamit am na ay daan yu lay xaar. léegi waaw. États-Unis dégg naa boo brûlé feu sax am na ay ticket yu ñu lay jox. mais loolu xalaatoo ko ticket yooyu noonu bu ñu la ko joxee amoon naan man étudiant la wala man doomu baadoo la nu mu mënti toll di nga ko fay. wala nga dem kaso am na benn kii boo xamante ni app boo xamante ni bu fa xasee ba àgg soit ñu nanguwaat sa permis wala ñu nangu leneen loolu. wala nga dem kaso. voilà mu ngi noonu mais fii yooyu ñu mel noonu jiitaluñ ko su man yaakaar naa ni développement dina yàq parce que développement ci nit ki lay commencé ba pare soog a dem ci société il faudrait que ñun suñu bopp ñu commencé développer suñu xel yi. soog a ni dañuy développer réew. kon daal ñun amuñu yar amuñu teggin te amuñu xelu développement. bu ñu ko amee tamit des na du ma ne amul. mais des na te pourtant am nañ ay mag yoo xamante ni suñuy royukaay lañ yoo xamante ni yooyu yëpp bind nañ ko teg. ku mel ni ñan ba ko fi am ñoo xamante ni dañ koy jëf da nga leen di gis xam ne que ñii duñ dara. luy kan nga bëgg a wax yan misaal nga bëgg a joxe si loolu ku mel ni kan yan bind ngay wax. su ma jëlee man fi nga xamante ne fa laa bokk te ñooñu laa xam. ñooñu laa gën a miin xam naa ñëpp mais ñooñu laa gën a miin muy sama suñu wasila Cheikh Ahmad Bamba. yooyu yëpp da ko bind teg. dëgg la moom de bind na téere bu am solo si ndaw ñi. maanaam dénk
nga xam ni jox na ko ndaw ñi pour ñu am taxawaay te téere boobu ngay wax it Masaalikul Jinaan yooyu téere la yoo xam ni ku ko jëm mais ñun suñu boo xoolee ni ñuy doxalee suñu école yi ñun duñ jàngal yooyu justement benn bis doon naa si kaas ma ni mais ñun suñu am nañ ay leaders yoo xamante ni ñun si biir ñun biir Afrique wala biir Sénégal dañ leen a war a jàngale ñu ne duñ leen jàngale doon naa mas naa toog di waxtaan ak samay xarit ma ne leen gis ngeen Ablaye Wade dañuy faral di ko ŋàññi di ko wax lu ne il a été président de la République tey ñu wax xas ko ba mu jóge fii du càgg ne que dama am kii ci moom de mais dama xam ne que ay nit la yoo xam ne dañ leen war di jàngale di leen citer en exemple wax seen exemple politique de mais dama koy wax parce que loolu laa gëm loolu laa xalaat mais loolu dafa am solo ñuy jàngale ñi nga xam ne tey am nañ jaar-jaar ba pare wane nañ yoon woo xam ni lu ku waxal yàlla rek xam ni que ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yoon wi mu rëdd am na si ay dénkaane yu am solo yoo xam ni suñ ko jëfe woon tey ñun dinañ weesu lool fi nga xam ni toll nañ fi loolu moom loolu lu am la beneen waaw beneen mbir bi ma déjà wax naa waxi roykaay yi waaye tamit dafa am leneen li nga xamante ni damaa yaakaar ni dafa des tamit mooy ñàkk xam suñu bopp surtout ñun ndaw ñi tey dañoo manqué repère c'est-à-dire bu ñuy repéré wu tey ñi si ëpp même boo xoolee ni ñuy soloo sax di solo américain yooyu xale yi tuba yi wàcc nga gis waaw foofu tamit damay condamné état parce que man du ma yor sama école di jàngale man maay tànn samay professeurs yi ñëw di la jàngale di si sonn di si rey sama bopp pour que nga nekk nit ku baax nga may wax nag ngay solo pour jàng si amul man de Cameroun laa dalee jàng ba seconde ma ñëw Sénégal mais bi ma ñëwee Sénégal sama premier jour classe dama tiit parce que dañoo amoon benn matière bu naan économie te boobu maa ngi def série G macha allah prof bi dugg si jóg taxaw parce que loolu laa xam Cameroun amul professeur sax mais boo xamee ne que yow 6e nga nekk étudiant 5e bu duggee ci biir classe bi da ngay jóg élève bu 5e bu duggee ci biir classe bi da ngay jóg parce que danaan moo la mag ku mu nekk ci xel wala mu nekk ci niveau wala mu nekk ci at moo la mag dañuy jóg taxaw jox ko cër mooy cër bi professeur doo ñëw jàkkaarloog moom tàllal ko loxo xel xalaatu ko foofu c'est Cameroun ñun de fii lu la neex da ngay sol gis nga da ngay sol tenue bi même bu la neexee nga jiite sa t-shirt mais t-shirt du déborder pour te dire que combien ils sont maanaam rigueur bi ñu am mais loolu boo demee tey si réew yi nga xam ni yëpp réew yu avancé la mais élèves yi dañu am ay uniforme te loolu mooy yor loolu moom parce que xale doo ko bàyyi rek mu soloo nu mu ko neexee loolu moom lu am la surtout si wàllu école ñu teg si bi ñuy dem du profit déjà mu dugg si kenn jógul man ma jóg ma xool gars yi kenn jógul xam naa ñu ne ma kii moom fu mu jógee kër naa ma ne xëy na comme noonu lay demee jékki-jékki profit am lu mu wax gars yi di retaan man boobu maa ngi tiit maanaam lii bu doon Cameroun yéen ñëpp lay jox -5 ku ñu jox -5 boo ko multiplier par 6 kooku 6 la ñaata point la kooku moom la boo matul nërmeelu man yooyu ma commencé di stressé nag après nag nekkee ci lay commencé di découvrir ni que mais ba nga commencé xam ne parce que ñun boo xoolee lenn la ñuy def ñun léeg-léeg dañ lay jàngal sunu école yi dañ la jàngal bind ak lire ak yooyu mais duñ la yar bi fu mu toll nii bokkul ci école bi te war nañ ko mais am na ñuy yar nag par contre parce que daara dañuy yar parce que boo xoolee ndonga ak sëriñam buy wax du siggi xool sëriñam dëgg la parce que dañ koy yar teggin la loolu dañ koy yar waaw te teggin balaa ñuy wax teggin yar day ñëw même bu amee jukkoy caay-caay sax mais bu toogee koo xamante ni kilifaam la da koy wormaal Fallou loolu am na solo Samba yow bu ñu lay laaj suñu réew mi lu tax boobu ba léegi suqalikuwul looy wax man dama yaakaar ne nit ñi lu ñuy tardal ñun mooy xalaat bu bëri bi c'est dañuy tëju di xalaat kese te duñ ko jëfee te pour man tey jot na ñun ñëpp muy mag ñi di ndaw yi que ñuy commencé di jëfe lu ñuy xalaat en fait dama jàpp rek ci sunu cas en fait tey bu nu tëralee sunu kuréel bii ñu tuddee premier pas mooy sunuy premier jéego parce que dañu gëm ni que tey sunu demul bay wane sunu bopp ci sunu mën-mën yi ci sunu jëfin duñu mës a tey duñu mës a am baat fenn te duñu mës a participer tamit ci sukkali sunu dëkk damay jël d'abord toujours ci côté aada ak cosaan bi ñuy def ñu ni dañu yaakaar ni que saa yoo nee aada ak cosaan rek lay yëngu ngay jàpp ni que mbumbaay bi moo fi nekk foo bi la café gré bi te weesu neen foofu fi mu toll nii dañu nekk di cultiver lu ñu tuddee ñun
dynamique entrepreneuriale xaw ma nan laa ko mën a expliquer ci wolof. maanaam daal jéem a fexe ba mbir yi jëmmal ko. si wàllu jëmmal mbir bi et que nekk ay borom baat ci dëkk bi. c'est-à-dire pour ñun tey xaaratuñu kenn ci lenn. ñun ñooy dajale suñuy initiative dajale suñuy doole. indi ay propositions yoo xam ne tey suñuy njiit dañu ciy accompagner. mais loolu Samba si wàllu solution yi la mais yow li nga jàpp daal li njëkk. li tax ñun suqalikuwuñu moom mooy ñun dañu fonkul suñu bopp. non seulement fonkuñu suñu bopp mais pratiquement sénégalais dafa bëgg xaw ma nan laa ko mën a expliquer xaw ma gis teel la xaw ma c'est-à-dire que yow da ngay nekk ci mbir mu wóor la ni mun nga tàllal sa loxo keneen mais da ngay préférer tout le temps que muy ñëw ci yow tout le temps de façon récurrente quoi. nga xam ne tey daanaka nit ñi yow la ñuy gën a gis que ñeneen ñi alors que tey pour man tey mun nga dimbali ñeneen ñi. parce que tey ñu mun a ñoom seen bopp initier seen bopp seen i projet mun ci gis seen bopp mun ci avancer en fait. mais Samba xam nga lu tax ma ànd ak yow si li nga wax nii mooy ñun suñu réew mi yàlla may na fi ay nit alal yoo xam ne. ci loolu ñoom tey mënoon nañ am taxawaayu seen gox ñu suqali ko da ngay xool fu mel ni Kaolack. Kaolack tey am na doomi réew mi ñoo xam ne ñu fi ne. bàyyeekoo Kaolack. ñëw dëkk fii Ndakaaru. Kaolack tey ñëpp gis boo rombee buntu Kaolack ni mu salte. Kaolack amul ambulance. Kaolack amul ndox yi amul fu mu jaar. mais loolu tey ñu mel ni ñoom Moustapha Tall ñoom Mor Mati Sarr ñoom Daouda Faye ñoom Serigne Mbuub ñoom Babacar Ndiaye bi fi jiite woon BAD. ñoom Sidy Lamine Niass ñoom Ahmed Khalifa Niass. ñoo ñëpp doomu Kaolack lañ ñoo xam ni tey bu ñu jógoon taxaw ne Kaolack day baax. mais Kaolack dina baax. keroog Moustapha Tall ñëw na fi ma wax ko ma ni ko yow bi ñu la fi jàppee kaso. génne nga 1 milliard. pour yow donc. mais tey yow lan nga pare pour génne. pour Kaolack am ambulance. te ba léegi ambulance bi nekkagul réalité loolu Samba. man en fait dam lay firndeel li ngay wax nii rek ñun dañuy ay ndaw yoo xam ne comme li ma wax xaaruñu kenn ci lenn damay joxe juste ay exemple yu ndaw rek dañu tëral ay kuréel yoo xam ne d'ailleurs kontaante la tamit ci bi ñu labelliser un peu ci dynamique Sénégal jëm kanam bi. dañu nekk ay ndaw yoo xam ne pour ñun tey. xaaratuñu kenn pour jëfe loo xam ne day jëmale kanam suñu gox dañuy créer lu ñuy wax ay cellules yoo xam ne tey jii ni jóg dañuy taxaw juste rek pour di initier ay activités ma joxe juste exemple yi banal set setal suñu koñ fu mu tilimee ñu ngi jéem a def taxawaay boo xam ne day jëm ci setal gox bi te xaaruñu ci kenn. koñ yi waratul tilim te mu am ay jeunes loolu moom dem si ànd tey jeunes yi bu ñu jógoon. ne ñun suñu koñ dootul tilim. ñu ne suba gu ne dañuy xool dox koñ ba bopp koñ ba bopp. lépp luy mbuus lépp luy butéel lépp luy yooyu ñu fa def ko si benn mbuus sànni ko def ko si benn mbalit. léegi koñ yi daa di set dañuy dikkaat léegi ak Samba Diaité ak Fallou Thiam ginnaaw bi ñu defee sunu critique de presse. Les journaux qui paraissent au Sénégal sont écrits avec un niveau de langue qui est très discutable. Les niveaux de langue sont au nombre de 3. Il y a un niveau élevé, c'est quand vous ne faites pas de fautes, c'est quand vous ne faites pas de fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de typographie et de sens, mais que vous utilisiez un langage qui est académique, qui est élevé. Il y a un niveau intermédiaire, vous ne faites pas de fautes, mais vous utilisez un langage qui est accessible à tout le monde. Et il y a un niveau bas, c'est quand vous faites des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de sens. Et c'est ce que l'on retrouve dans la presse sénégalaise. La presse sénégalaise, aujourd'hui, c'est aussi bien la presse radio, télé, la presse écrite, mais aussi la presse online. Et ce même phénomène de problème d'écriture se retrouve au niveau de cette presse en ligne. J'ai devant moi un article qui est paru sur le site de seneweb.com, Seneweb, qui est le premier portail ouest-africain, le premier portail francophone. Cet article est titré « États-Unis, la vérité sur les 2 immeubles vendus par le Sénégal ». Et l'article a été posté le 21 mai 2013 à 8h56 et déjà consulté